sant lii ñu def ñun dañ ci kontaan bu ko Abdou Ndiaye ñëwee ba wax loolu ne dafa bëgg a jàppale waa HLM man Ousmane Touré di sama leader ba ma ko waxee ma ne ko dafa am ku ñëw bëgg ñu jàppale pour ñu defar HLM Ousmane daf ma tontu ne man HLM rek moo ma ñor lu ma am HLM moo ma ko gën comme bu ma gisee lii lu ma ko mës a wax pour HLM lu mu néew ma ne ko ñun de soxlawuñu sax dañuy jox xaalis jëndoo ñu lu ñu bëgg mu woo ma téléphone ma woo ko wuyu ma ne ma dama am dëj mais li nga bëggoon maa koy indi yëkkati xaalis na ma jënd leen ndox jënd leen loo leen bëgg ma ne ko Ousmane ñun soxlawuñu xaalis mu ne ma maa ko bëggoon indi mais lii def ko ndax ñun HLM moo ñu la Abdou Ndiaye sama rakk la sama xarit la bu ko nekkoon mu ne du ma def man tam li ma bëgg dama koy wut Abdou lu mu bëgg da koy wut mais dafa fekk si rakkam fekk si jarbaatam lii ñun daf ñu neex parce que jardin bi bu baaxee àjjuma dañuy julli fii jumaa xetu xar yi daf ñu sonaloon man mënu ma foog ñu wàccee fi kaamil parce que musuñu am lu mel nii foog ñu wàccee fi kaamil ñu xool xam ne ñun sant nañu yàlla di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may wér ak fekkee ak tal ba lu ñu bëgg yàlla may ñu ko si barke yonent Babou Cissé moom tànkam li wuñu si dara démb lu mu ñëwee su ma ne koo Babou defal li mu delloowaat ma ko pourtant bu ko neexoon mu ne ma maa koy téye mais daf ma ko delloo ma delloowaat ko samay rak ndax alalu mbooloo day leer looy dugg si mbooloo day leer parce que ëllëg a tax fu ñu mën a taxawee nga wax rek boobu li nga def leer na waaye loo def te leerul bu nit ñi waxee da ngay làqut lu ñu def dafay leer doxuñu dara lu lëndëm moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax wax bi nag mënuma ko moo dama jéem rek. nekk jeune da dajale jeunes yi tey Père Babou ñu la doon laaj tey président HLM Déclic ñëw directeur Abdou Diouf Ndiaye ñëw bu dynamique HLM ci xol nga dajale force vive yi fii ak HLM ma commune ban sentiment nga am tey ak gros moyens yi ñu débloqué tey indil la ko tey pour sa secteur lu koñ. waaw sant yàlla gu wér sant yàlla gu wér di julli si yonent bi sant suñuy waajur di gërëm population HLM bi yëpp di gërëm waa Déclic di gërëm Abdou Diouf Ndiaye sama rak maa ngi leen di sant di leen gërëm di am contentement bu rëy nag satisfaction bu rëy tamit population HLM 5A am nañu contentement bu rëy si seen teewaay ñoom ak jàppale ji ñu jàppale parce que xam nga c'est pas facile nga soxla ay nit ñu ñëw c'est pas facile nga soxla matériel ñu indil la matériel tey soo xoolee tey li fi nekk si liggéey nii nga xam ne suuf si ñuy tibb nii du ay moyens caaxaan moo koy tibb tey Abdou Diouf Ndiaye débrouillé na ba indil ñu ndaraan indil ñu camion yu ñu tibbal suuf si yëpp tey ñoo ngi nii defaral ñu ay banc pour ñu defal jardin bi tey yoon bi yëpp suuf la woon ndaraan baa ngi nii di ko tibb dañuy kii coppe keroog bi ma ko interpellé wax ko def ma ne lépp lu HLM di def su ma ko yëgee naa si dugal sama loxo te li mu ñu waxoon lépp def na ko dugal na si loxoom dugal na si jëmmam indi na léppam lu mu ñu war a indil yëpp indil nañu ko ñëw taxaw Abdou kasaalika amul daal xamal lu ñu mën a def mooy ñun waa gox bi di leen ñaanal yàlla ñoom mbëbët gi ñu am HLM yàlla na leen ko yàlla jàppale lépp lu ñu bëgg ci HLM yàlla na leen ko yàlla defal parce que dañoo kontaan ci ñoom parce que tey li ñu defar nii des années jardin bi musul mel nii ñii am na ñoo xam ne xamuñu woon na fii sax tali la parce que dañuy dox ci suuf rek tey suñu gisee tey ñu gis ay trottoir kon dañuy sant yàlla gu wér di kontaan ci Abdou di kontaan suñu mag Koppe di kontaan seen mouvement yi ñuy def nii yàlla na leen yàlla jàppale parce que Abdou sama rakk la mais mouvement citoyenneté bi muy def biir HLM ñu ngi ko siy gërëm parce que gis nañ gox yëpp fu mu taxaw fu mu jaar rek gis nañ gis empreinte bu mu fay def Koppe Salika gis nañ li muy def biir HLM di defar xale yi di jàppale xale yi seen jàng di jàppale xale yi jongul mu leen di jongul di jàppale ñun ñii di liggéey ci biir gox yi man biñ ma nommé chef de quartier ba léegi lépp lu ma ko woo day ñëw présent lépp lu ma ko ñaan daf ma koy defal ci sama gox tey la preuve mooy lii biñ ne ko dañuy defal suñu koñ dafa ñëwal boppam indi ay moom ñëw jàppale kon di leen gërëm di leen wax ne population HLM 5A ñoo ngi leen di gërëm bu baax am contentement bu rëy ci ñoom jërë ngeen jëf. waaw en tant que chef de quartier man li ma leen di conseil mooy seen gox kenn mënu leen ko liggéeyal ku dul ñoom parce que ñoom fi ñu dëkk buñ ci xaar état buñ ci xaar mairie dañ koy liggéey mairie ñëw fekk leen dañ koy liggéey état bi ñëw fekk leen xam nga tey la preuve mooy li Abdou def parce que dañoo woote ñëw ne dañoo bëgg defar fii mu ñëw taxal boppam en tant que directeur mu ñëw taxal boppam ne dama leen di jàppale ñu ne dañuy liggéey suñu gox Koppe Déclic bàyyi li mu doon def ne dama leen di jàppale ñëw liggéey donc loolu mooy wane ni jeune HLM da ngeen war a jàppoo liggéey seen gox lépp loo leen def lu dul liggéey seen gox def leen dara lépp loo leen am lu dul seen gox amu leen dara seen gox da ngeen koy liggéey ba ku leen gis respecté leen te koo leen ci woo si liggéey mu jàppale leen soxlawuñu dërëm nag
lu waay am mun ñoo jàppale na ñëw jàppale ñu lu waay xalaat ni lii baax na ci ñun dama leen di dimbale na ñëw dimbale ñu ñoo ngi fii HLM lañ dëkk HLM lañu am yaakaaruñu fenn fu dul HLM fii la ñuy yeewoo fii la ñuy fanaan fii la ñuy yenn gox bi rek la ñu am tey jii suñ ko defaree dañ bëgg def loo xam ne ku dugg ci gaara Guédiawaye di nga xam ne xale yi jeune gox bi defar nañ seen gox bëgg nañ seen bopp loolu lañ bëgg a def. maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen ziar Ousmane Touré président association Déclic Dynamique Convergence en lien pour l'implication citoyenne HLM. Déclic maanaam initiative citoyenne la ci tënk ay doomu HLM yu nekk fii ak yu nekk bitim réew lënkaloo ne li ñu HLM defaloon ba tey ñu toll foo xam ne yàlla may nañu sutura ñu mën a jàppale sunu askan ak sunu ay mbokk ñu war a delloo njukkal sunu gox. looloo waral association bi soxeeku fukki at ci gannaaw boobu ba léegi nag mi ngi yëngu ci wàllu bu nekk ci wàllu jàngu xale yi ci wàllu insertion professionnelle ci wàllu cadre de vie ci wàllu initiative économique autonomisation des femmes ak solidarité active parce que HLM ñu wax ko bañ ko wax ndool am na fi donc yooyu yëpp dafa nekk ay poñ yoo xam ne association bi na ci yëngu bu baax a baax depuis fukki at tey nag dañu ñëw fekk ci sunu rak sunu xarit président Abdou Ndiaye bu mouvement dynamique HLM ci xol boo ne dynamique convergence nga ne dynamique HLM ci xol ay ñaari dynamique la ñu daje wante ñaari yëpp vocation bi mooy c'est une vocation citoyenne jëmale ko ci askanu HLM ak ci goxu HLM li ma la waxoon sànq dafa am lu ñu war dama kontaan tey am mbégte tey gannaaw ñun sunu association ma gis sunu ay rak jël jéego yoo xam ne ñun jaaroon nañ fa pour gën a dooleel loolu nga xam ne ñu ngi ko doon def loolu nag waa HLM rek ñoo ci mën a bénéficier ñoo ciy profiter donc di rafetlu initiative bi Abdou Ndiaye jël def parce que suñu cadre de vie tey HLM dafa yàqu te bu ñu nee citoyen du 21e siècle mooy ñi nga xam ne du ñu xaar ñu defal leen dañuy jóg jël seen matuwaay jël seen pexe jël seen relation fexe ba lépp loo xam ne war nañ ko mën a jagleel seen gox ñu defal ko moom loolu la def yàlla daf ko wërsëgal tey mu nekk posture yoo xam ne na mën a mobiliser ay moyens logistiques yoo xam ne na ko mën jagleel HLM mobiliser ay ressources yoo xam ne na ko mën jagleel HLM te hésité wul looloo gën a jafe nga mën def dara def ko parce que avant moom am na ñeneen ñu fi nekkoon ñu ko ëpp moyen fuuf jëluñu initiative yi donc dañ koy encourager di ko féliciter ci initiative yi te tam di ci ànd ak moom parce que HLM ñun ñoo ko bokk ku nekk da ngay wuti rek def ceeg sotti la ku nekk bu mu indee waa HLM rek ñoo ciy bénéficier et loolu gannaaw ma ko rafetloo encourager ko dama koy ñaanal taxawaayam gën dëgër su ko defee sunu yëngu-yëngu yu ñuy def HLM gën a yaatu su ko defee askanu HLM gën ko jëriñoo goxu HLM gën ko jëriñoo mu nekk loo xam ne mooy indi koom-koom ci HLM parce que koom-koom mënul am te cadre de vie apaisé amul en termes de sécurité en termes de propreté en termes d'harmonie parce que population yi dañuy soxla tam ay conditions décentes de vie xam nga fii bu njëkk ay jardin la woon fii nii ñun bi ñu nekkee xale fii dafa rafetoon tali la woon te bu ñu jëlee initiative di ko réhabiliter nii mais dañ koy kontaan donc ñu koy ñaanal mu bañ a yem fii ñu ngi ko commencé di dem ci koñu HLM yëpp les points les plus sensibles mu koy réhabiliter yàlla na ko mottali ak jàmm yàlla na ci am ndam te tam ñu ngi koy dellu talal suñu loxo ne ko lépp loo xam ne yaakaar na ne mën nañ ci ànd ci liggéey bi rek nañ ci ànd man awma benn problème mu contingence politique wala yu demee noonu je suis un citoyen des HLM au service des HLM au service des populations des HLM bu jógee di def lii dama ciy ànd ak moom bu baax a baax fàtte sam bopp. waaw ñu ngi ciy góorgóorlu loolu moo tax sax pour mu bañ a am aspect politique ñu mettre en place benn mouvement bu tudd dynamique HLM ci xol dynamique HLM ci xol muy dynamique boo xamante ne day yëngu ci social ak ci environnement ñu ñëw fi nag tey dañu yor nag benn programme depuis plus de 2 mois ñu ngi dem comme ni ko président Ousmane Touré waxee dañuy jël ay zones yu stratégique ci biir HLM ñu ngi jógee ci jardin HLM 2 bi mooy maison de la justice centre boobu nekk fa réhabilité nañ ko totalement barki démb aussi ñu dem école HLM 4E
xool douche bi fa nekk tamit ñu defaraat douche bi peinturaat ko donc ci action yooyu lañ nekk fii nag dañ fi ñëwoon ñu waxtaan ak population bi ñu ne ñu le 11 la ñu jàpp moo tax le 11 ñu ñëw fii ñu def ko donc question bi ma posé ñun ñu ngi ci bu baax a baax mais da nga may ma remercier le président Ousmane Touré Copé mi nga xamante ne boobu ba léegi bi mu ñu déggee ñu yëngu il se voit en nous ah mu woo ñu conseiller ñu boobu ba léegi saa yu ñu mu gisee ci yoon boo xam ne du yoon bu baax dinañu woo dañu bàyyi leen suñu gisee ci yoon boo xam ne noonu la dinañu woo mu encouragé ñu mu nekk ku ñàkk ki ñaan ñun bi ñu nommé directeur président nommé ma directeur du logement ci la jël téléphone am félicité ma te boobu ba léegi bàyyuma ndax moom HLM moo ko ñor donc di ko félicité teewaayam fii bi ñu nekkee ci centre bi aussi ñëw na fa teew na joxe na fa alalam joxe na fa énergie am joxe na fa léppam ku ñàkk ki yàlla moo koy remercier bu baax a baax mais di nuyu également conseillère municipal Marie Madeleine mi nga xam ne maa ngi moom ñoo bokk conseil municipal bi mu dëkk fii ci gox bi aujourd'hui fi ñu taxaw ni tey moom mooy madame le maire fii ci gox bi tey di nuyu waale à travers elle di nuyu toute la population bu dëkk gox bi mais di nuyu aussi samay camarades yi nga xam ne maag ñoom démb la woon tey soog a ñëw muy Marie Ndiaye ak Marème Sarr mi nga xamante ne mën naa wax ne moom moo ma njëkk a oo sax ne ma dégg naa yi ngay def fépp te man sama koñ dafa am jardin boo xam ne bëgg naa nga réhabilité ko donc tey bu ma ñëwee j'ai répondu à leur appel ànd ceeg sama nijaay parce que man sama papa la mais nee na dafa bañ nee na nijaay lay doon wala mag nee na day gën a màgget moo tax mu préféré nekk nijaay wala mu nekk sama grand frère ñu ànd ci liggéey bi donc ñu ngi leen di gërëm di sant nag population bor bi délégué de quartier ak ñëpp parce que bi ñuy ñëw tey HLM 5A bi ñuy ñëw fii ñu jox leen rendez-vous à 9h ñoom déjà à 7h ils étaient sur le terrain parce que démb ci guddi lañ ñëw andil leen tout le matériel ñoom ils ont commencé le travail te incha allah dinañ fi def jardin dinañ fi def ay fleurs dinañ ko aménager dinañ fi def ay bancs parce que on a commandé des bancs ay bancs yu bees dinañ ko protéger ba ku fi romb dina am air bu neex boo xamante ne population bi danañ ko nooy incha allah. maaleykum salaam maa ngi leen di fay Marie Madeleine Sambou laa tudd nekk conseillère municipale fii ci HLM 5A maa ngi nuyu population bi yëpp di leen gërëm ci gërëm boobu di gërëm commencer par sama délégué de quartier ba pare Baba Cissé dëgg la parce que ñun foog naa ne ñoo am délégué de quartier bu gën a jeune ci HLM yi ñoo ko am ba pare dynamique bi ñuy woyta ni moom jeune bu dynamique la suba ci day xëy suba ngoon nekk ci au service de la population des HLM néew ma HLM 5A kese mais HLM laa wax heure boo ko oo mu uyu la ma dellu siwaat di gërëm Copé da ngay commencer par ku mag Copé bu Déclic Copé ñu ngi lay remercier gis nañ li ngay def ci HLM bi li ngay def ci jigéen ñi li ngay def ci mag ñi li ngay def ci ndaw ñi lépp gis nañ ko Déclic mu ngi koy liggéey ma ñëw di gërëm sama rakk nee naa ko sama doom la moom xam na wax ko même conseil municipal muy xale bu yaru xale bu teey xale bu dégg ndigal mu gét rien que pour defar HLM xam nga man dañu naan politique mais man je ne suis pas trop politique moi je suis communautaire lépp lu ñuy def pour suñu HLM bi dox man maa nga ca képp ku ma woo foo xam ne pour defar HLM man maa nga ca may ñaanal Abdou lii mu def nii ci HLM bi yal na ko yàlla gën a taxaw ma wax Copé ñun ñëpp yal nañu dund ba fekkee suñuy sëtaati sët ba ñoom ñuy def lii ñuy commencé nii ndax bi ñu fi dëkkee HLM fi yëpp ay jardin la woon rafet mais suñu cadre de vie dafa yàqu suñu cadre de vie dafa détérioré bu ñu demee ba gis ay doomu HLM jóg encore ne dañuy jëlaat en main les choses bugg a defaraat HLM delloo ko fa mu nekkoon on ne fait que les remercier kon nag yéen jërëjëf jaaraama xale yi nag fii HLM 5A dañoo déggoo ñoom ñëpp benn lañu Moustapha ngi nii sama ci ginnaaw man ak moom ñoo bokk koñ xale yi suñu kanam lañu juddoo lépp lu nga xam ne lu baax la pour HLM xale yaa ngi ciy jóg seetuñu affaire politique nañu teg politique fee xam nga lu ñu ñor tey suñu HLM kuy defar suñu HLM rek moo ñu ñor loolu la ñu bëgg ñu ngi leen di remercier sama rakk yi toog ñii ñëpp 74 ba léegi ñu ngi fi lépp lu ñuy def dañ koy defandoo amul xaaj ak seen ay xale yi dynamique ay xale yi yaru ay xale yi teey ay xale yi baax ñoo fi nekk nga xam ne dañuy jóg pour leur population ñu ngi leen di remercier Abdou Diouf
yàlla ca kaw a kaw a kaw a kaw kaw koppe ca kaw a kaw a kaw a kaw a kaw lépp lu ngeen yéene ci HLM bi yal na leen ko yàlla defaral parce que da ngeen bëgg rek lu baax pour la bonne marche de la cité maa ngi leen di gërëm di leen sant je vous remercie. HLM Vision daal mooy suñu bos la HLM Vision ca kaw ca kanam HLM Vision dafa nekk loo xam ne lii qui est venu à son heure parce que yéen a ñuy wone lépp lu ñu def ci HLM bi yéen a koy fësal addina yëpp di ñu seetaan kon nag HLM Vision ca kaw ca kanam yal na leen yàlla gën a taxaw ndax ay doomu HLM ngeen jóg pour wone les bonnes actions les bonnes œuvres yoo xam ne HLM dañ koy waa gon ay doomu HLM dañ koy def ngeen di ñu fësal ci addina bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. HLM laa dëkk. waa man nag dama di doomu HLM nekk jeune di politique nag membre de l'APR. tey initiative bi dama koy rafetlu ndax sama camarade di Abdou Diouf Ndiaye DG du logement tey bu ma gisee tey mu nekk ci commune yi di def chaque semaine ay journée d'investissement mu nekk lu rafet loo xam ñun dañu dëkk HLM am yéene torop ci sunu commune bi di HLM ndax on a vu que jardin yu bare yàqu na ma gis ko nag muy defaraat jardin di réhabilité waat jardin yi ma ne ko pourquoi pas mënoo ñëw sama quartier di HLM nga defaral ma ko mu ne ma amul benn problème tey nag mu def délégation ànd HLM dynamique si xol tey ñëw HLM te bien avant mu yegg si sax fekk na waa HLM jeune HLM yi ci secteur la ñu yeewu démarrer liggéey bi di ko xaar tey mu ñëw di ci kontaan di ci rafetlu di remercier le président monsieur Ousmane Touré Déclic ci teew bi mu teew fii rawatina nag mu ñëw apporter soutien am jàppale ñu ndax nag moom HLM doo nga ko ñor rawatina activité yi nga xamante ne Abdou Ndiaye mi ngi koy def si biir HLM ànd ak dynamique HLM si xol ñoo ngi ciy kontaan di ko rafetlu di ko ñaanal yàlla Abdou Ndiaye lépp lu mu mbébét ci biir HLM yàlla sunu borom taxawal ko ci barke yaa Rasulullah